أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa Sénégal yépp maa ngi leen di nuyu ak fu ngeen mënti nekk di jéggalu parce que vidéo bi c'est une première fois pour nous ñu koy def fas yéene ko partager ci réseaux sociaux yi wala boog ci médias yi d'une manière générale waaye li ko waral rek mooy faatu ki nga xamante ni tàgg nañu ko te muy Sidi Lamine Niass ñuy wax d'abord inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko ñaanal suñu boroom teeru ko mbalaanu yërmande te yóbbu ko ca aljanna firdaws incha allah di wax rek ni ñun xamuñu ko ci jëmmam maanaam dëggantaan xamuñu ko waaye xam nañ ko à travers télévision wala boog média d'une manière générale ndax réseaux sociaux yi parfois ñu gis ko ci lu ci mel ni YouTube ñuy partager ay waxtaanam. Vidéo bi li ko tax a jug mooy ni def témoignage ci ki nga xamante ni xamuñu ko ci lu dul à travers le média ñu fas yéene utiliser média aussi pour wax ci moom dañuy nangu dogalu yàlla ndax kullu man alayha fan suñu borom nee na lépp lu tooyoon dina wow lépp lu tëggoon dina fay lépp lu taxawoon dina daanu ba moom rek moo dul daanu suñu borom moom kase moo dul daanu kon ñun jullit ñi dañuy nangu dogalam waaye nit ku jóge ci àdduna rek war nañoo jàng ci existence am xëy na moo waral sax ñun suñu xam-xam gàtt na lool mais ñu fas yéene échanger ak yéen ci li ñu jàng ci existence su Sidi Lamine Niass xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jàngale le patriotisme. Le prophète Muhammad dafa wax ni xubbul watani min al iman dafa wax ni bëgg sa réew ci gëm yàlla suñu borom la bokk loolu mooy patriotisme. Sidi Lamine Niass ñun ñi ko xam à travers le média xam nañ ni ku bëgg réewam la xam nañ ni ku fonk réewam la xam nañ ni lépp loo xamante ni nii day jóg ngir dal ci réewam moom day ñëw joxe boppam ngir aar réewam loolu la ñu jàng ci moom. loolu sax yóbbu na ko ba ci engagement citoyen boo xamante ni c'est devenu démesuré ndaxte li mu ci sacrifier boppam sarax boppam askanu Sénégal. ba tey bu ñu delloo ci jàngale yonent bi tamit dafa jàngale engagement citoyen ndaxte dafa wax ni man raa minkum munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastatih fa bi lisaanihi fa in lam yastatih fa bi qalbihi wa zalika ad'aful iman yonent bi nee na boo leen gisee luy ñëw ci pénc mi wala boog luy yàq société luy yàq réew na ngeen ko dindi ak seen loxo mu ni bu ngeen ko mënul dindi ak seen loxo na ngeen ko wax ba ci kaw ba ñi ko war a dindi ak seen loxo dindi ko ak seen loxo mu ni bu ko ñooñu dindiwul na ngeen ko naqarlu ci seen xol. may wax ni Sidi Lamine Niass man bi ma xam à travers les médias il a toujours joué ce rôle là te mooy ni fu ñaawteef wala boog fu jëf ju bon wala boog fu pexe jóge ngir dal ci Sénégal moom mu ñëw taxaw ànd ceeg nag ndaw ñi ànd ceeg la jeunesse sénégalaise. maa ngi fàttaliku am na benn 19 xamatuma ndax 19 mars la wala 19 mai mais léegi sax dañ koy féete ndax geste bu mag bi nga xamante ni moom la defoon ci journée boobu noonu ci bis boobu noonu. jël télévision mënoon a def ni ñëpp def te mooy ni di way buur di ko jay waaye deful loolu jël télévision am def ko télévision de contre-pouvoir te mooy ni lépp lu ma gis ni day lëndëmal mu wax ci. kooku tey moom moo fi jóge. damay tàmm di wax ni dans un royaume où la corruption et la violation des droits humains sont omniprésentes,
il y est beaucoup plus facile d'être louangeur du roi que d'être défenseur de principe te mooy ni réew wala pénc boo dem te lu ñuy wax corruption am fa maanaam guerre ak utiliser pouvoir di toroxal nit ñi am fa nekk fa tàggukatu buur moo gën a yomb que nekk fa waxkatu dëgg nekk fa ku faral réew ma Seydi Lamine Niass malgré les chantages malgré les menaces il a su tenir tête à ces gens-là yi nga xamante ni bëggu ñoo wax ci yooyu noonu mais macha allah fa tabarakallah macha allah doon na gor incarné na dignité nekk na un homme engagé nekk na exemple ci wàllu entrepreneuriat parce que tabaxal na ay entreprises yu mag nekk na tamit un intellectuel ndaxte bind na ay bind yu bari maa ngi fàttaliku livre bi mu mujjee publier ndeysaan tuddee woon ko yaakaar naa Serigne Sidi Mokhtar ngeen baal ma di ci wax xam-xam yu rëy fa tabarakallahu mënuñoo wax lépp suñu xol moo tooy moo tax ñu réagir nii di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana firdawsi di ñaan yàlla def jàmm Sénégal di ñaan jeunesse bi ñu jël ñu mel ni Sidi Lamine Niass ak ñeneen parce que bari nañ fi ñi ngi dund am nañ fi bari nañ fi def leen ay exemple di jàng seeni téere di jàng seeni bind di xalaat ni ñoom fas yéene tabax suñu gaal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu